jërëjëf Asma Khadija mbokk yi may fàttali itam ne xibaar yi yéen a ngi koy taataane ci Zik FM 89.7 en direct dañu koy tàmbale ak vaccin bile di AstraZeneca ngir xeex mbas mi di Covid 19 bëriwaana ci ay réew yu nekk ca Europe yi dakkal boobu lekk vaccin waaye fii ci mim réew di Sénégal moom kilifa yëngatu ci wàllug santé bi wax nañu ne amul benn jafe-jafe guñ ci nemmeeku ñu ngi dalal xel yi bu baax a baax ñoom sax bu ñu sukkandikoo ci chef service immunologie bu hôpital Aristide Le Dantec nee na ñu ngi saytu bu baax a baax jeexital gi mu mën a def en tout cas ñi ñàkku ci vaccin boobu di AstraZeneca la mën a def dañ ko ci teewlu ci ay leeral. li tàmbali na bëri soxol vaccin AstraZeneca ndax Sénégal dafa war a suspendre ñàkk bi soxol vaccin boobule déedéet mooy kaddu chef de service soxol immunologie ci hôpital Aristide bu Dantec bañu sukkandiku ci professeur Babacar Mbeng suspendre vaccination bi nekkul lu gën ndax reprise bi dina métti lool ci kilifa yi moom kay li muy sàkku mooy kilifa yi dolli surveillance bi muy dem sa ba proposé ñu ñàkk ba pare ñu jox leen ay fiche yoo xam ne mun nañ fa bind lu ñuy sentir waaye te ñu am numéro de téléphone boo xam ne mun nañ fa woote ngir yëgee kilifa yi jafe-jafe yi ñuy jànkonteel moom mi gëstu ci wàllum immunologie di xam ne nii rek effet secondaire mënul manqué ci vaccin ndax réponse vaccin day varié ci nit ñi ak ci environnement bi jamono ji lu ëpp fukki réew ci tugal suspendre nañu vaccination soxol AstraZeneca waaye fii ci Sénégal vaccination bi mu ngi wëy te fu mu nekk ni lu ëpp fanweeri junni ci ay doomu aadama jot nañu dose soxol AstraZeneca. Birahim Touré coow li moo di vaccin bile di AstraZeneca boobu léegi ñu ngi wax baax naam baaxul ba yenn ci ay réew mujj nañ ci dellu ginnaaw lu ci mel ni Allemagne ak France waaye terewul Sénégal moom nee nañ dañuy wëyal vaccin boobee soxal AstraZeneca ndax gisaguñ ci benn jeexital. waaw mais ce sera li ñu naan à leur risque et péril parce que. dañuy am confiance ñi nga xam ne ñoom ñooy scientifique yi médecins yi ak ñi jëm ci wàllu pharmacie ñuy liggéey ci wàllu woowu ndax ñoom dañoo jàpp ni dose yi ñu wax ni moom moo indi jafe-jafe ci Europe ba ñu ci bari suspendre provisoirement loolu mooy mot bi suspendre provisoirement li nga xam ne moom mooy utilisation vaccin boobu peut-être Sénégal tolluwuñu foofu mais tey beneen liggéey bi Sénégal war a liggéey mooy bureau prospective économique dafa jàngat ni 33 virgule quelques % de Sénégalais d'accord ñu déjà ci vaccin léegi bu fekkee ne da ngaa indi li nga xam ne moom mooy coow ci vaccin boobu di AstraZeneca boo maywul 33 yooyu wala 34% yooyu bañoon dina am ñeneen ñu ciy toftalu parce que am na ñoo xam ne dañuy jàpp ni liñ doon wax ay la yoon ni vaccin bi wóor na ak wóorul ñoom seen xel liñ naan day màtte du màtte bul laal bu dugg sa loxo léegi nag liggéeyu autorités yi mooy fexe ba dalal xelu askan wi parce que quoi qu'on puisse dire sur 139 000 wala lu ko jegee nit ñoo xam ne vacciné nañ leen bi ñu ko tàmbali ba léegi daanaka 30 000 yi AstraZeneca lañ leen vacciné dégguñu ñu wax ni am na ay effets secondaires ci Sénégal mais Mohamed Diop Doliprane bi ngay naan am na ñoo xamee ni duñ ko naan buñ ko naanee mu defal leen ay effets secondaires paracétamol bi nga xamee ni ku ci nekk sa bopp méttee ba demee pharmacie duñ la sax laaj lii di ordonnance nga mën ko jënd am na ñoo xamee ni mënuñu ko naan ndax buñ ko naanee mu lor leen donc loolu yëpp ay levier la yoo xamee ni autorités yi war nañ ci sukkandiku ngir dalal xelu askan wi. Fatabou est-ce que ñoom ñi nga xamante ni ko Birame waxee ay autorité la noonu te dalal sax nag fa xelu askan wi ci ne dañuy wëyal bi les vaccins di AstraZeneca ñun mën nañ ci sukkandiku ngir wëyal ni mu waree campagne vaccination. waaw mën na indi xel bu tey bu ñu déggee ne fukki dëkk ak ñaar ñoom ñoo dakkal ni ko Birahim waxee provisoirement vaccin yi mën nañ ci lim France wax nga ko Allemagne Espagne Norvège ak ba ci République démocratique bu Congo fii ci Afrique mais Afrique du Sud mi nga xam ne njëkk na ko door daanaka ci février juróom-ñaareelu fan bi ci la ko dakkaloon donc Sénégal ñëw tàmbali ko bu ñu déggee kër docteur ñu dalal xel yi loolu mënta dalal xel bu ñu sukkandikoo ne ñi nga xam ne ñooy defar vaccin yi duñu la assurer c'est-à-dire que ñoom dañ lay wax ne fabricant yi inconvénient bu vaccin bi mën a am seen diggante ak état yi ñoom gàdduwuñu ko kon ñoom seenoon nañu ne dina am inconvénient nag importance vaccin du pour xëy na nësaxal wér-gu-yaramu nit ki même si mënul nekk à 100% mais Sénégal nga la bu ñu xaar ba ñu yegg ci 50% ñuy door di alerter nañu poser le débat alerter xool naka la ñuy fexe ba wut ay pexe ci li nga xam ne ëllëg mën naa
jur njombe ci yaramu askan wi ndax mi ngi am ci ay dëkk te ni mu amee ci dëkk yooyu xëy na ëllëg mën na ñëw fii nga xamante ne moom mooy réewu Sénégal maanaam ñu tey ci topp ko saytu ko bu baax a baax pour askan wi seen xel gën a mën a dal ci vaccin yooyu nga xam ne ñu bari ba tey daanaka seen yaram nanguwuñu ko parce que dañu réticent ci loolu nga xamante ne moom mooy vaccin bi kon mbir la moo xam ne Mouhamed je pense que kër docteur bu ñu yem rek ci li nga xamante ne moom mooy dànkaafu mais numéro boo xamante ne ku ñu vacciné ba pare boo yëgee inconvénient ñu mettre ko en place mais également vaccin bi ku ñu ko defaral amoo surveillance médicale c'est-à-dire que le corps médical du le surveiller ku ñu ko defal ba pare da ngay dem doxi sa soxla kon kooku mën na dem mu am inconvénient ëllëg mu faatu tax anaama sax duñu xam lan moo ko faat donc jax na ñu tey ci poser le débat mais également indi ay pexe Fatou du mu doon lu am solo ñu wax ci état bu Sénégal mi doon léegi actionnaire investisseur waaye itam régulateur ci autoroute Dakar AIBD bi ak négociation ñu def yees ci contrat bi ci action yi mu négocié téeméer boo jël ñaar fukki ak juróomi la ci Sénégal amee mu doon ak xibaar bi mu ñu xamle moom jëriñ ñu dénk wàllu infrastructure transport terrestre ak désenclavement Mansour Faye sax mi nga xam ne bañ doon négocier bàyyi nañ xel bu baax a baax njëriñu askan wi ci boobu léegi autoroute à péage ñu teewlu ci Tidiane Diallo ma teewoon seenu ndaje ba. autoroute à péage bi contrat bi dañu ko renégocier ndax lu ñuy fay dafa cher lool tey lañ doon signé protocole bi ak entreprise bi. signature bi nag tey dafa nekk loo xam ni bañ tàmbali waxtaan bi yàgg na waaye suñ borom dafa def mu soog a sotti te bu sottee président de la république moo tax mu sotti te sotti bi mu sotti comme nu ma ko waxoon ca njëlbeen maanaam njëriñu état Sénégal la. njëriñu nguuru Sénégal surtout ñu jaar ci APH bi poñ yu bëri xoolaat nañu ko te indi nañ ci ay coppite. tarif yi lu ñuy fay ci autoroute bi Dakar AIBD Diamniadio AIBD maanaam njëg li du yokk. fi léegi minimum 2025. ñaari contrat yi bu ci nekk dafa amoon maanaam ay nu ko doon calculer waaye léegi boole nañu ñaari contrat yi mu nekk benn. ci renégociation bi léegi nguuru Sénégal nekk na actionnaire investisseur te tamit bokk na ñiy réguler APH bi. mu doon combat bu yaatu xëy na Hadj Mansour ñu yàgg di ko joytu ne Sénégal gisugul boppam ba léegi ci autoroute à péage bi waaye ginnaaw bañ ko négocier waatee gis nañ ne léegi Sénégal actionnaire la ci yamu ci investisseur la ci waaye itam régulateur. waaw loolu am na solo jéego bu am solo la xëy na ci kanam dana gën a yokkuwaat foog ñu préciser ni bi ñu defee autoroute à péage bi ak léegi ci ñaata at la toll parce que bu ñu fàtte ni ci contrat bi mu ngi amoon ci nguuru Abdoulaye Wade alors exploitation bi 25 ans la war a doon. nañuy fàttali nit ñi délai boobu parce que il est temps parce que fii ak AIBD jigéen ne benn jigéento boo xam ni jox ko ay étranger rek ñu koy exploité ñu toog ba léegi Sénégal di ci soog a am 25%. alors suuf si ñoo ko moom ci wàllu investissement war nañu leeral askan wi ci début d' investissement ba lan la ci Sénégal defoon loolu itam mat naa leeral ba xam lañ ci taxawoon ak lañ ci defoon permettre nañu ñu yem képp ci suñu am 25%. ok après 25% yi itam lan lañ ciy xaar comme retombé ci consommateur bi lambda. parce que yàgg nañuy kaas ba njiit réew bu Sénégal sax digge woon na fi nii daañu ko xoolaat jàmbalaat ko waaye dafa mel ni boobu ba léegi ñi koy exploité dañu lànk ndax defuñu benn jéego pour wàññi ko la ma doon jar lay jar ba léegi xam nga fii ak AIBD nga fay ci 2000 francs ci tali xel mënu koo nangu donc nag def nañu ab jéego mun nañ ci am yaakaar ni xëy na dana yokkuwaat fii ak ay at yu néew mais toujours ñu leen di fàttali ci war nañuy préciser ci kanamu askan wi ñaata at la ñu exploité gul autoroute à péage. très bien Birahim ndax xam téeméer boo jël ñaar fukki ak juróomi muy 25% doy na sëkk ñu wax ne Sénégal négocier na négociation bu baax rax ci dolli itam jëriñ ñi dafa annoncé ne ba ñuy négocier bàyyi nañu xel bu baax a baax usagers yi maanaam ñay jël wala ñay tàmm di jël autoroute à péage. waaw loolu peut-être on le verra sur les actions. mooy bu fekkee ni autoroute à péage bi am na négociation boo xamee ni jëriñ na Sénégal mais sénégalais bi nga xam ne moom mooy dem ci ku mel ni Mansour week-end bu nekk mu dem Kër Song war na feeñ ci poosam nga xamee ni su waree fay fa mu doon fay 1500 peut-être 1000 francs la fay mais fi mu waxee li ci important mooy Sénégal waruñu à partir de. ci jamono ji ñu toll di joxe ay liggéey ay étranger ba pare dem di ci ginnaaw di négocier naan dama ci war a am 20% dama ci am 15% xam nga ñu koy wax ci autoroute à péage bu subaa dañ ko wax ci aéroport international Blaise Diagne bu Diass gannaaw suba dañ ko wax ci beneen tronçon bi nga xam ne moom moo jëm Ila Touba dañ ko wax ci yeneen ak yeneen donc la négociation des contrats même bu fekkee ne yow peut-être amoo doole yu tabax yenn infrastructure donte loolu d'accord ma ci parce que am na ay sénégalais yoo xam ne ni boo leen joxee les moyens suffisants ñu tabaxal la ay infrastructure yu ci mel ne ay tali waruñu xaar ba après ñuy dem nag di seet nu ñuy négocier li ñu naan renégociation accord wala contrat te sa dëkk lañ ko defee daanaka say employé wala say doom la ñu jël employé leen
mais gannaaw gi xaalis bi yëpp ci ñoom lay dellu. ci ñoom lay dellu ci noonu sax Birahim Touré wàññi gi nga xam te ne askan wi yëpp sàkkoon nañu ko ci ñu wàññi ko tarif autoroute à péage bi mënagul nekk moom jamono ji waaye nañu xam ne sénégalais yooyu dootuñu nemmeeku yokk jëm ci wàllu autoroute à péage boobee du samay kàddu yi directeur général bu APEX la Mountaga Sy moom sax mi nga xam ne état bu Sénégal moom la ñu sas mboolem seen éclairage ak boobu lekk autoroute à péage ñu teewlu ko. état dina participer ci li ñuy def yëpp xool seen recette ak seen charge d'exploitation. État dina gérer aussi évolution ak investissement yi ñëw parce que dinañ teg bëtam état investisseur dina jël ci koppar yi autoroute à péage di générer état bi moom suufam dinañ ko fay 800 millions par année li néew as tuut 800 millions par année loolu je pense que c'est important. Fatadou est-ce que li askan wi doon sàkk muy nag dëggantaan ñu wàññi njëgoog tarif ak péage bi loolee maanaam yemoon nag ak li jëriñ ji wax ne ba ñuy négocier Sénégal wala ñi nga xam te ni tàmm nañu jël autoroute à péage bi maanaam bàyyi nañu ci xel bu baax a baax. xam nga lan moo jaaxle maanaam Sénégal at yi yëpp mu négocier contrat boo xamante ne mu bàyyi ba 2021 mu door am 25% di ko damu. maanaam at yi ñu jiitu yëpp ñi négocier contrat bi ñoom ñi nga xam ne ñu ñoo leen jox suñu suuf ñu def ci investissement boo xam ne à 80% ñoom le bénéfice bi majoritaire bi ñoom ñu jël ko muy Eiffage loolu moom mooy problème bi Mouhamed je pense que fii nga xamante ne fii la ñu yegg si tey muy renégocier ba am 25% bu dee ndam tamit ndam lu des la et que ndam li bu fekkee am na ci nguuru Sénégal ñi nga xam ne ñoom ñooy dem ak ñoom ñooy dikk war nañu ko sentir bi mooy mënoo jóge Dakar war a dem fu mel ne AIBD nga fay loo xamante ne tey boo doon seet ci sous région bi wala nga dem ci biti réew amul dëkk boo xamante ne néew na boo koy gis loo koy fay ci péage ni mu chéré ci réewu Sénégal ci dëkk boo xamante ne moo joxe suufam joxe lu bëri war a defaat beneen investissement boo xam ne dañoo bàyyi ba 2021 ñu doon wax éclairage bu autoroute à péage bi ça pose problème et que loolu état daf koy war di teel a corriger c'est-à-dire que duñu yegsi ba fii rek nga xam ne peut-être dem nañ assemblée nationale wax nañu li nga xamante ne mooy suuf si duñ ci am coow lu jóg association yi taxaw ñu door a indi pexe la woo xamante ne état dafa war di prévoir di wut solution ba tax na li nga xam ne moo war a dugg ci gafaam di dugg ci gafaam askan wi di ko mën a sentir. am na leen lu mu ci négocier Hadj Mansour waaye am na leen lu mu sas état itam li mu war a def. négociation kay amu ci sax. parce que man bi nga waxee ni état bu Sénégal léegi am na ci 25% dama tàcc woon mais après élément wu directeur général bu APEX dama tiitaat parce que Sénégal li mu def ci investissement te amu ci woon lu dul benn symbole 4000 francs par an ñu soog a toll ci di négocier waat ngay fay diggante Dakar AIBD 2000 francs AIBD ba Touba nga fay 2500 nga xam ne y a problème ci ñaari nation yi nga xam ñoom ñoo construire autoroute à péage fii ci Sénégal lan moo tax chinois yi gën a yombale tubaab yi loolu question la bi ci des mooy bu fekkee dañ ne la léegi am nga 25% mais yaay def ay lamp ci kaw tali bi investissement baneen mais investissement boobu est-ce que du dabe ci wàllu mën a dugg ci biir société bi mën a bokk ci ñuy exploiter loolu li nga ciy dabe moo lay permettre nga am 25% mais kay wax dëgg yàlla nag toog ba léegi ñun la léegi am nga 25% mais yaay defar lamp yi Eiffage mooy defar lamp yi mun lu mat a fàttali la Hadj Mansour waaye saytu gi la ñu wax ne état bu Sénégal la ñu ko dénk xëy na moom mooy saytu mooy defar lamp yi tant mieux mu ngi noonu kon ñu wéyal ba léegi xibaar yi wax ci centre d'état civil yi nga xamante ni nii dañu ko caxate woon ci manifestation yi fi jot a jaar yu bëri ci ay dossiers yàqu rawatina mairie yi nga xamante ni nii bëri waa na ci Ndakaaru yu ñu tasaare loolee itam tax na ñu daal di sampab laaj ci ne ndax am projet boobee soxaloon digitalisation ak numérisation état civil duñu ci tàbbi faf loolee nag waxtaane nañu ko ci ndaje bu am solo wi ñu doon amal ci revue annuelle sectorielle ministère des collectivités territoriales développement ak aménagement du territoire ki nga xam te ni moo di njiitalug maire Sénégal yi nag ñaawlu na njëkk doxalin wi ci ndaw ñi yi caxate yéen it ci ay mairie waaye wax nañu ne ñoom daañu taxaw tem ngir digitalisation boobu mën a ñoŋ ayotoo si ñi nga moo teewoon ci seen ndaje ba. ci manifestation yi fi amoon jamono yi ñu génn yenn ci ay maire yi dañ leen a tojate président bu AMS di ñaawlu lu ni mel. dama koy ñaawlu maanaam dama koy condamner avec la plus grande fermeté. di yàq ay documents yu nga xamante ne reconstituer ko dana jafe waxuma sax matériel bi ñu yàq waaye information yu yàq musiba la boo xamante ne amul lenn lu ko mën a expliquer. projet bu am solo liggéey nañ ci muy numérisation digitalisation te loolu permettre nañu ñu def ay jéego yu am solo. mu ngi waaskan wi ci dal. jël lu nga xam ne yow sa alalu bopp la ngay yàqati ko ba ëllëg boo ko soxlaa nga am problème loolu defe naa bokkul ci xel vraiment ñu bàyyi xel li nga xam ne ñun ñëpp ñoo ko bokk
mun ngaa mere maire bi mun nga mere ministre bi waaye li nga xam boo ko yàqee sa bopp nga ko yàqal dafa amul sens daal te lor gi ñëpp lay daj. jëwriñu bokk moomeel yi xayma na jéego yi ñu def ci fonction publique locale bi ak li ñuy amal ëllëg ci revue annuelle sectorielle bi mu doon def. Birame bokk na ci jeexital yu bon yu nu mën a nemmeeku ci manifestation yi fi jot a jaar mooy ay mairie yu ñu toj bëriwaane itam ay mairie yu ñu taal état civil beeg lépp naxsaay loolu mooy laaj bi samp jamono ji digitalisation bi bañ koy wax ba léegi yàgg na est-ce que aujourd'hui tey duñu ci mën a tàbbi ngir saafara li ni mel. mais mooy doon normalement solution man ci lenn dama ciy tey xam nga mooy lan. quel est l'intérêt ak kan mooy taal li nga xam ne moom mooy ay bërëb yoo xam ne dafa am ay fichier li nga xam ne moom mooy lu jëm ci wàllu carte d'identité la nga koy defaree ak yu ni mel ci biir ay mairie yemuñu ci parce que dañuy wax waxu digitalisation numérisation wala informatisation mais taal nañu ay mairie ci yenn bërëb yoo xam ni dañoo ñëw fekk bureau bi nga xam ne moom moo dencoon lépp lu jëm ci wàllu kayitu suuf ñu taal ko donc loolu lu tax ma ne dama ciy tey mooy il faut nécessairement mu am enquête ci wàllu woowu beneen bi mooy tey dañoo taxawal benn kuréel di ADIE agence de l'informatique de l'État tey seen liggéey moo nekkoon bu ñu leen taxawalee ba tey yaakaar naa si Cheikh Bakhoum moom moo ko jiite mooy fexe ba lépp lu jëm ci wàllu fichier ay kayit ak yooyu disparaître un peu ci li nga xam ne moom mooy état bu ñu waxee état muy état central waaye tamit mairie yi parce que ay démembrement wu état lañu fexe ba loolu gaaw ba nga xamee ni dinay am benn serveur peut-être central ba xamee ni du nekk ca biir mairie ba boo taalee tamit du tey serveur central bi am na données wu Fatou Abdou am données wu Mansour Diop wala Mohamed Diop et cetera mais loolu je pense que boo fekkee ne da nga taxawal ay structure am na loo xamee ni sooxe na ci foofu il faut nga taxaw def enquête ubbi xool lan moo waral ba lii ñu waxoon ci ay at a ngi nii ba léegi mënuñu fexe ba mottali ko. très bien Fata du juróom-ñaari at a ngi nii projet bi buñ ko sumbee waaye ba léegi dafa tàggatem bi France daal di xëdde mënuguñu yegg ba léegi ci numérisation boobu wala digitalisation boobu. en 2014 la ñu ko waxoon que dañuy fexe lépp loo xamante ne état civil kayit bu jóge ci mairie ñu def ko ci xarale yu yees yi 2014 ak léegi Mouhamed boo doon wër région bu Ndakaaru rek bu ñu ko dajalee sax amaana région bu Thiès bi nga xam ne moom moo ñu gën a jege am na ci ay gox yoo xam ne boo fa demee boo soxlaa kayit dañuy wàccee ay papier di ko wàccee di la ko seetal mu lay firndeel ne loolu nga xam ne wax nañu koppar goo xam ne dafay jóge ci ndimbalu Union européenne dugg ci réewu Sénégal ñu ciy wax presque lu ëpp fukki milliards ak juróom-ñett yoo xam ne war nañ ko ci dugal bu ñu sukkandikoo ci jëriñ juñ dañ collectivité locale mooy koppar googu ñu waxoon ndax dugg nag duggul lu mu ci mënti doon mbir la moo xamante ne ba tey yembul ci li nga xam ne moom mooy mairie yi donc lii nga xamante ne tey ndaw yi def nañ ko manifestation jotee ñu yàq loo xamante ne après ñoo koy wutiwaat soxla ko bu ëllëgee mu doon jafe-jafe ci ñoom état mënoon na koo régler mooy fexe ba digitalisation ak numérisation bi nga xam ne wax nañu ko ci lépp luy këyit ñu mën ko parce que Sénégal nag dafa toll foofu dépassé nañu fooy wutee këyit di déplacé wu di dugg ci ay car di dem di yendu dëkk ak dëkk pour nga am këyit woo xamante ne dañ la koy wëral suba ba ngoon pour jot te am na y a des localités yoo xam ne boo fa demee balaa ngaa jot këyit dañuy wàccee di yebbi te mën nga faa xëy balaa nga faa jóge daanaka ngoon alors que temps nit ki dafa précieux ci moom donc loolu également nguur gi war na ci gën a def ay jéego pour que ñu am solution par rapport à ça. yamul sax xaajma soo ci digitalisation bi waaye lu jëm ci wàllu état civil moom gis nañu ne am nay rëq-rëq yu bari bari ñu war a mën a joyanti. ñoom xam nañu ko sax d'ailleurs parce que léegi boo demee di wut extrait de naissance gis nga temps bi nga fay def gis nga itam ni nga fay yàggee mais xam nga li gën a doy waar maire yi gouvernance lan la locale kon amul bu fekkoontoon seen gestion baax na seen politique bi nga xam ni moo dox seen diggante contrat ak askan bi bu askan bi mératee du ñu jubal foofu parce que dañuy xam ni ñoom ak seen maire ñoo far parce que dañu leen trahir parce que dañu leen wóolatul parce que dañu leen décevoir ba foog nañu ni bu ñuy attaqué maire du ñu xàmmee sax état civil maire ba dong la ñuy song parce que dañuy jéppi ki nga xam mooy seen gouvernement ca foofu noonu mooy li tax d'ailleurs ñu war a xoolaat gestion maire yi tey amu ci benn maire boo xam ni li nga am ci wàllu budget boo dajale woon ñetti at rek di nga mën a defal sa bopp sa informatisation wu sa ay état civil benn ñaari bi ci des am na maire yoo xam dañuy wax ni dañu digitaliser seen i ay état civil mais amul ça n'existe pas gis nga digitalisation état civil même remplir ak bic sax mun na ñàkk c'est-à-dire que tellement dafa yomb léegi nag question bi mooy kan moo wax ni dafa informatiser état civil am et permettre les journalistes ñu dem vérifier xool ba xam loolu am na wala amul xam nga la mooy dëgg tey li tax askan wi état civil yi bay dem di ko lakk c'est vrai que du yoon nag du yoon mais mooy ña fa nekk dañ leen a décevoir léegi kon li jaadu mooy ña fa nekk ci façon boo xam dafa illégal pendant ñaari at ak genn wàll
ñu soppi gestion bi. ñu xoolaat seen toogaay Hadj Mansour ñu wax sax faf ci xibaar bu neex bile ci militaire invalide yi ñoom nag ubbil nañu leen kër bu ñu duppee kër jàmbaar yi ni ki tey ci suba ngir mu mën a accueillir ñi nga xamante ni ay militaire invalide lañu yu njëkk ca Wakam mu mel ni kon nak na lu am solo ci lu jëm ci wàllu seen prise en charge ni ki tey ci suba nag la ñu ko daal di dalloo ci teewaay ko jëriñ ñu dénk wàllu forces armées yeneen infrastructure ak lii mën a kon ñoŋal plateau médical bi itam ñu ngi koy xaarandi wala sax réceptionné na ko moom jëriñ ji ci hôpital militaire ba ne ca Wakam ñu teewlu ci Ndeye Khady Diouf ma ñu fa teewloon. kër jàmbaar yi di bërëb boo xamante ne dañu koo jagleel militaire invalide yi. kër jàmbaar yi va permettre. kër jàmbaar yi dina mën a tax ñu saytu wér gu yaramu militaire yi jamono ju ñu leen hospitalisé ba ñuy wér ci faj gu ñuy def ci ñoom ci seen wàllu jëmm ak seen wàllu xel. psychologique optimale. mu am 25 ci ay chambre individuelle kër jàmbaar yi tàmbali na dalal ay malaadam. ñuy wax ne ci diir bu gàtt rek centre bi tàmbali na liggéeyam te jot naa dalal ay aji tawat. yeneen ci ay bërëb yu ñu yeesal ci hôpital militaire bu Wakam daal dinañu ko dalloo. centrale de production d'oxygène. bokk na ci ay réanimation incinérateur laboratoire d'imagerie banque de sang ak yeneen ak yeneen. et la liste n'est pas exhaustive. nga xamante ne moom moo jiite établissement de santé fii ci Sénégal di rafetlu lim fi gis muy xamle ne lépp loo xamante ne jumtuwaay la bu nuy fekk biti réew te mu xarañ ci wàllu wérgu yaram daal dina fi am. Birame initiative bi ni mel naka lañ ko mën a jàngatee bu ñu xamee ne militaire invalide yi yàgg nañu sax faf di manifester ngir ñaawlu xëy na prise en charge gu bon gi nu amee wala sax ñenn ñi duñ ko am loolee lépp itam lii buñ ci jotee ndax war na mën a ñëw doon saafara ci seen i bébét. dama jàpp ne dañoo rectifier ay erreurs yu amoon ndax militaire ci réew dañ ko war a fonk mais tey hôpitaux yi gën a mag ci Sénégal mën naa leen lim bu ci mel ni hôpital principal mais militaire ak jiite médecin militaire yi daanaka ci service yu bari ñoom ñoo fa ne mais ñoom bu ñu soxlaa faju wala ñu am ay jafe-jafe mu doon un problème pour ñoom donc tant mieux bu ñu leen ubbilee bërëb bu mel nii te tant mieux également bu ñu saytoo militaires yi ci seen wàllug wér-gu-yaram mais buñ ci yem nañu jox militaires yi seen àq ci lu mu mën a doon di nga gis militaire bu jógee Sénégal ñu yabal ko ne ko da ngay dem Congo wala da ngay dem beneen bërëb boo ñibbisee laataa ngay mën a jot lii di ndàmpaay bi nga xamee ni Nations Unies moo la ko war a fay mu doon tout un problème mais loolu tamit dañ ko war a seet militaire da nga ko war a fonk ci sa réew ndax moom moo yore sa kaaraange bët nit ñi di tëdd di nelaw moom moo yore sa kaaraange ñu koy yebal ci yenn bërëb bu ci amee ay laago wala ay gaañu-gaañu récemment en Casamance nit ñàkk na bakkanam am ñeneen ñoo xamee ni tëb nañ ci ay mine antipersonnel ñàkk leen si seen i cër il faut nécessairement nga gestu leen te gestu boobu fekkee ni gouvernement bi def na ko mais c'est tant mieux dañoo rectifier ay erreurs. ni ko Birame waxee Fatou Abdou Ndiaye bu jëyee amee xëy na ñooy taxaw ci première ligne yi te ñoom bu ñu soxlaa mu mel ni day doon lu jafe ci ñoom ci ñu am surtout ci lu jëm ci wàllu paju mi. yenn saa yi ñoom sax dañuy jàpp ne sénégalais yi reconnaissant Sénégal delloowu leen njukkal ci li nga xamante ne moom la ñu def ne coono. du benn du ñaar woote nañu ñoom conférence de presse wala manifestation boo xamante ne dañ leen di tas di leen sànni ay grenades lacrymogènes ndax li ñuy jàng bokkoon na ci lii maanaam bu ñu feebaree am bërëb boo xamante ne fa la ñuy fajoo ndax bu ñu waxee invalide mooy koo xam ne am na laago boo xamante ne daf koy sonal saa su te fi mu ko jëlee mooy ci terrain yi nga xamante ne foofu la ñuy xeexee donc bu weesoo li nga xam ne defal nañu leen ko muy bërëb boo xamante ne foofu la ñuy fajoo mu indiwaat seen dignité ba daanaka duñu génn di manifester wala sax ñuy mer wala peut-être ñuy ñaxtu ñu fexe nag ba seen i ndàmpaay ak seen i jafe-jafe nguur taxaw ci ndax bari na loolu lu ñu koy jàmbat saa su ne yenn saa yi ñu bëgg a dem ci ëttu taskatu xibaar sax duñ fa mën a yegg yenn saa yi ñu woote ba mu yàgg ñu bàyyiwaat ko donc jot na ñu gestu leen pour seen préoccupation yëpp ñu jël ko en compte. Hadj Mansour ubbi lu mel nii lu baax la naam waaye ndax yéexul xëy na ci anam bi ñu ko defee ci bu ñu xamee ne yàgg nañ leen dégg ñoom en tout cas militaire invalidé ñuy kaas ci lu jëm ci seen prise en charge. lu baax Mohamed saa bu ñëwee baax. lu baax saa bu ñëwee baax. mieux vaut tard que jamais quoi. waaw lu baax moom saa bu ñëwee baax donc ñu ngi koy rafetlu parce que itam bàyyi leen xel lu am solo la parce que kenn defu ci accident boo xam ne xëy na ci sa liggéey bopp la da nga doon servir sa nation. après accidenté ci toolu guerre kooku am na ndàmpaay ci côté yëpp nag bu dee ci côté état bu dee ci côté diine bu dee ci côté laneen loo xam dañ ko warlu wante ak moom. surtout nag mu nekk lu ñu yàgg di demander kon bu ci gouvernement bi defee benn jéego lu ñuy rafetlu la mais bérébu fajukaay la ci yenn condition lañ fay fajoo itam nag lu ñu war a topp la ñun
est-ce que gratuitement lay nekk est-ce que lu ñu leen di wàññil lay nekk gan jàppandal moo ci am après pour accompagner leen ñu mën di faju loolu itam lu mat a bàyyi xel la mais de toute façon acte bi moom c'est à saluer quoi. mu doon lu am solo c'est à saluer kon Hadj Mansour mbirum hôpital la ñuy wax ñu dem jëli ji Idrissa Diémé su fekkee jàppandi na mi nga jamono ji hôpital Youssou Mbergane Idrissa Diémé ñu ngi lay nuyu bu baax a baax ana lan lañ fa mën a jàpp ci hôpital boobee di hôpital Youssou Mbergane. waaw Mouhamed gannaaw ba mu la fee di nuyu ak ñi nga nekkal ci plateau bi yëpp ñu wax ni sori nañ ko tuuti waaye ñoo ngi ci biir li nga xam ne moo nekk Rufisque ku ne Rufisque itam xel yëpp dem ci hôpital Youssou Mbargane tey sax ci loolu la ñuy waxtaanee ak ki nga xam ne moo nekk sëñ bi Niass Ahmed Tidiane gis nañ ni que état wu hôpital Youssou Mbargane tey bu ñu la ko waxee loolu ñu ciy wax exactement. asalaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa barakaatuhu. ñu ngi nuyu population Sénégal di nuyu population Rufisque man nag conseiller municipal la ville de Rufisque ak Nord maa ngi tudd El Hadj Ahmed Tidiane Niane maa ngi doon wax ne si li nga xam ne moo soxal population bi mooy hôpital Youssou Mbargane nuñ ko renforcer boo ko defee ñu jaare la ko si la ville de Rufisque bëgg it ñu créer fi beneen lycée boo xam ne xale yi dinañ am fu ñu jàngee muy lycée boo xam ne dafay représenter maanaam la population de Rufisque ak département bi. yaa ngi naan renforcement hôpital bi ci ban anam. maanaam hôpital bi yaatu na yaatu goo xam ne vraiment war nañ fa tabax yeneen maanaam bërëb yoo xam ne dinañ si war a fajoo ndax léegi comme feebar yi dafa bëri te nit ñi wératuñu. beneen bi mooy hôpital Youssou Mbargane ñi fiy ñëw si département bi dafa bëri bon nag bu demee ba nga xam ne population bi xejatuñ fa te léeg-léeg ku ñëw ñu yóbbu la si yeneen hôpital yi nekk Dakar mieux fa nag dañuy wax état bi ñu renforcer hôpital Youssou Mbargane vraiment ba mu gën a am développement. nee nañu hôpital Youssou Mbargane màggat na waaye fu màggati Rufisque tamit bëri na de. waaw léegi nag beneen bi mooy comme ville de Rufisque dafa gën a yaatu léegi te bëgg naa la ville de Rufisque ñu jàppale ko. ndax bu ñu jàppalee ñetti communes yi fi nekk dooleel mairie bi rek bu ko defee lu bëri mairie bi dina ko war a mën a jàppale population bi jàppale yenn yi institution yi nga xam ne ni ñu ngi fii te dépendre ci mairie bi dépendre ci état bi. mu nekkoon kaddu sëñ bi ñaan moom la nag ñu fàttali ni Mouhamed mu ngi dëkk fi nga xam ne nag moo nekk commune bu Rufisque bokk na ci li mu doon waxtaane mooy hôpital Youssou Mbargane ci état bu mu nekkee Mouhamed. jërëjëf Idriss Diémé ñuy di la jaajëfal bu baax a baax ñu woyal xibaar yi mbokk yi wax ci Ousmane Sonko mi seeti woon ni ki tey ci ngoon Khalifa Ababacar Sall njiitalug parti Pastef les Patriotes demoon seeti waa taxaw Dakar ñoom nag li ñu am xemmemteef def ko mooy boole seen ko yoxu ngir dëgëral opposition bi mën a jàkkaarloog njiiti réew mi moom président de la république ci kaw sax lu jëm ci ay mbirum politique bañ leen a boole ngir li ñu namm gën a mën a kon dëgër dañu ciy teewlu Ousmane Sonko ci leeral. calendrier républicain bi il faut que nécessairement ñu respecte par force kooku c'est pas c'est-à-dire il y a des choses il faut que l'audit du fichier soit mené de telle sorte que les échéances puissent être respectées. Si jamais nous commettons l'erreur ba gaawantu audit bi daañu ñëw ba ñu taqaleel ñaari wala ñu bëgg. fi mu ne nii c'est l'intérêt national qui est en jeu kenn amatul droit nekk fii di régler ay questions subjectives diw jote na ak moom lii diw xalaatuma ak moom lii loolu weesu nañ ko. ñaareel bi mooy am na message boo xam ne askan wi daf ñu ko transmettre ñun ñëpp ci acteurs politiques yi. mooy li muy xaar ci ñun mooy beneen façon wu taxawin ak beneen façon wu def politique. mi ngi noonu Ousmane Sonko ba kaddu gi daaneel rek Khalifa Ababacar Sall daan na yëkkati rafetlu bu baax a baax doxalinuk leaderuk parti Pastef les Patriotes di Ousmane Sonko ca noonu itam moom Khalifa Sall mi ngi woo opposition bi ak société civile ñu def nànk te itam ci li mu duppee fichier wala audit fichier électoral yi ak organisation élection locale yi ak législative yi moom Khalifa Sall moom moo xam li tax mu wax loolu ñu tàllu ko. calendrier républicain bi. Il faut que nécessairement ñu respecte par force kooku c'est pas c'est-à-dire il y a des choses il faut que l'audit du fichier soit mené de telle sorte que les échéances puissent être respectées. Si jamais nous commettons l'erreur ba gaawantu audit bi daañu ñëw ba ñu taqaleel ñaari wala ñu bëgg a tëbal benn. moo tax opposition bi classe politique bi société civile bi il faut que ñu gaaw parce que laaj calendrier républicain c'est une chose mais def ba ñu mën ko tenir c'est une autre chose.
Birame ci wàllu politique naka la ñu mën a jàngatee doxalinu ko Ousmane Sonko mi bëgg lëkkatloo ak Khalifa Sall ngir am opposition bu dëgër jàkkaarloog président Macky Sall. waaw xam nga loolu dul bees en fait yow sax ci Khalifa Sall parce que li may ñaan mooy bu bañ a doon lu ñu naan un vœu pieux. bu ñu nee vœu pieux mooy bëgg naa ko waaye ndax dinañ ko def parce que. gis nañ lëkkatloo opposition. def nañ ko déglu. xam naa dinañ ñëwaat ci yow Birame Touré xoolaat sa micro Fatou Abdou laaj bi rek même laaj bi lay doon jamono ji doxalinu ko Ousmane Sonko bëgg lëkkatloo ak Khalifa Ababacar Sall ngir opposition wu dëgër. waaw loolu la ñuy xaar ci opposition bi parce que ku gis opposition bi da nga naan ñoom ñu àndandoo doon genn say moom mooy seen avantage puisque politique la ñu nekk te politique dafay am rapport de force te mieux ngeen dajaloo plus ci ngeen di gën a am ay solution ci ngeen di gën a jàkkaarloo ak pouvoir li nga xam ne nag moom la bëgg ki ko njëkkoon wax moom mooy Khalifa Sall waxoon na ne day dem gis Ousmane Sonko gis ñeneen ak ñeneen bokkoon na ci njiitu gëm sa bopp bokkoon na ci yeneen parti politique yi nga xam ne waxoon na dafay dem gis leen pour que ñu taxawal une coalition tey ñu ñëwaat ñoom ñaar ñu dajaloo wax ko am na bu ko jiitu woon muy président Abdoulaye Wade bi nga xam ne keroog bi ñu tabbee Idrissa Seck mu jiite conseil économique social environnemental def nañ taxawal une plateforme boo xam ne mooy lëkkale toute l'opposition amul suite nag ndax loolu nga xam ne moom la bëggoon amul ay réponses yoo xamante ne déggaat nañu ko ci wala benn suivi mais bii bu fekkee taxawal nañu ko te mu doon loo xam ne une coalition de l'opposition sincère parce que bëri na ay coalition de l'opposition yoo xamante ne gis nañu Benno Siggil Sénégal c'était en 2000 bi ñuy waaj élection présidentielle dañoo dem ba jub ci ay élection tasaaro muy feu Ousmane Tanor Dieng ak Moustapha Niasse ñu gis fi Manko Taxawu Sénégal boo xam ne dañoo dem ba jub ay élection ñu tasaaroo bu fekkee une coalition lay doon de l'opposition bu sincère bu ànd doon genn say mën nañu dem élection te it bu ñu demee élection mën nañu am ay résultats yoo xamante ne sax dina ëpp ñoom xëy na li ñu ko doon xaaree parce que dëkk yi ko mës a def yépp ànd ci coalition bu forte dañu am ay résultats yoo xamante ne yu jaax yoon lay doon te noonu sax la ñu ko bëggee Birame ci bu ñu leen déggee mooy opposition bu dëgër la ñu bëgg bu nga xamante ni politique du leen rax. waaw xam nga li ma doon wax sànq mooy du guléet ñuy tàmbali di jéem a def ay coalition wala di waxtaan pour juboo gis nga parrainage bi ñuy wax parrainage opposition bi yëpp dañu taxoon ne ni kenn du dem parrainage am ñaar ñett ñu ci commencé rocceeku ñëpp nag dem ci parrainage gis nañ fu mu mujjee Macky Sall tànn ñu muy jonganteel ci élection di maanaam di dem ci làmb ji ne ni diw ak diw laay bëreel ndax xam naa ni peut-être maa leen di dinaa leen daan mais la nouvelle donne ci mbir mi mooy askan wi dafa am benn signal bu mu lancé très récemment ci manifestation yi ci am pour wan politiciens yi ni attention on vous a à l'œil du leen neex ngeen di doxalee à partir de maintenant léegi nag il s'agit maintenant askan woowu ci boppam ñoom ñooy garantir li nga xam ne moom mooy le jeu démocratique le jeu politique ne ni yéen a waxoon ni da ngeen di manko pour dem ci benn jongante muy ci élection législative wala élection locale wala élection présidentielle bu ngeen ko deful ñu wan leen ginnaaw ànd ak ñi nga xamee ni dañoo ànd booloo doon benn say moo tax ma ni espérons que ce ne sera pas un vœu pieux. Hadj Mansour est-ce que bi lekk lëkkaloo muy bu Khalifa Sall ak Ousmane Sonko mën na jot dara. bien sûr mën na am lu mu indi te loolu dafa jaadu sax nag Mohamed gis nga am réew dafay am opposition bu dëgër bañ am opposition buy simmi mbubb ak di ko solaat bii président Macky Sall di soog a fallu tey bari na ñu nekk ci pouvoir bi ñu ngi woon ci parti opposition yi gën a mag ji Sénégal bari nañu bokk ci coalition bi defoon nañ ko sax face ci élection présidentielle yi ñu weesu am réew nag mënuñu nekk muy réew mu am démocratie di am ay élection te ku jóg ku nekk rek bu sa position xawee lambax nga dem fekk ji pouvoir bu boobaa ana kan mooy nekkati opposition bu dëgërul dafay lompoñal doxalinu démocratie moo tax tey situation bi agsi bi ba tey parti bi nekk pouvoir mënut a wanaasu opposition alors opposition bi dañoo joxante loxo nekk benn dëgër xeexub citoyenne di défendre askan wi di wax li metti ci askan wi di ci jubbanti gouvernement bi war nañu am seen kàddu gi ñuy joxe ci autoroute à péage bi war nañu am seen kàddu gi ñuy joxe ci vaccin yi mais lu ñu ci wax fu nekk nii donc man lii lu ma rafetlu la opposition dafay am ci am réew mu am démocratie. ci ab réew mu am démocratie Hadj Mansour ci jamono joojee sax joxe sa xalaat ci mim réew ci ak xel wu tey doon na fii jafe-jafe boo ko defee bëri waa na ñi lay saaga lool sax ci réseaux sociaux yi wala sax ñu lay menacé loolu nag dafa mel ni ak liberté d'expression dafa bëgg a lompoñ ci mim réew du Sénégal loolee nag Abdou Khadre Lo mi ngi ci daal di tuumal pouvoir beeg opposition bi yëpp moom njiitalu
Afrique Cabinet Access Partnership moom wax na ne ñu ngi fas yéene créer ab front pour la défense de la République nga xam te ni ñu ngi koy xeltu te di ko xalaat bëriwaana itam ci jafe-jafe yi mu wax ci ñi ñuy saaga ak ñi leen di menacer ci réseaux sociaux yi ndax joxe sa xalaat képp waxtaan wu yaatu la séq ak Fatmata Diop. waaye politique yi ni ñu bëgg na saxalee liberté d'expression ci mim réew nekk na nag lu ñuy naqarlu ab groupe d'intellectuels jàpp nañ ne nag faw ñiy soutenir seen ay leader daal di xoolaat seen doxalin surtout nag menace de mort yu ñuy nemmeeku ci yenn taskatu xibaar wala sax ay personnalité jamono ji. ñaawteefil man moo ma ci jaaxal moo ma ci bett man naqaru ko lool parce que dëkk boo xam ne bari nañu jàng diine jiitu ci ñoom mën a argumenté mën a joxe seeni raison te kenn bañ leen ci bu ndaxataal bu ñu demee bay seet ne loolu nag ñu ngi koy salfaañe danañ artu rek ndaw yi ne leen mën ngeen wax ku nekk si abi défendre ku la neex mais ñu teg ko ci rek teggin. bu ñu sukkandikoo ci Abdou Khadre Lo bokk ci ñi initié ab tribune la ñuy sàkku nag moom moo di rek waaye politique yi ñu woo seeni ay ñoñ ngir nag ñu ànd ak dal surtout ñu nekk ci réseaux sociaux yi. ñoom ñooy seetaan yenn ñoo war a wax seeni militant de façon bu leer nañ neen dem leen ci ay argument ay débat waaye menace ak saaga mu nañ ko teg ci suuf. fi mu ne koo ci invité pour mu dem ci média da koy seetaat ndax bañ li nga xam ne moom lañ seetlu muy saaga yi ak menace yi. toll nañ ci téeméer ak fanweer ak ñett ci ay personnalité universitaire avocat ba ci taskatu xibaar yu signé tribune bi ngir naqarlu lu ñu mel. mi ngi noonu kon Birahim loolee nag daanaka phénomène wu yees la kenn sañatul joxe sa xalaat boo dee ne kilifa sax ñu bëgg la woo ci bërëb ngir joxe sa xalaat da ngay daal di rasu ndax bañ ku la saaga ci réseaux sociaux yi. mais day fekk nga xaw a ragal réseaux sociaux xam nga du sax liberté d'expression dañu ne liberté d'opinion mais opinion Mohamed Diop yow nga am sa opinion ma am sama opinion est-ce que jar nañu ci saagante. jox ma sa opinion peut-être sama bos am na noo may yeyee ci sa opinion. ma fekk si la ci sa opinion mais li tax ñu joxoon ci. lii di les hommes politiques. parce que ñoom hommes politiques yi de plus en plus dañu rendre compte ni am na bataille bu ñu war a mener ci réseaux sociaux yi. moo waral nga gis parti yu bari di gën a fës ci biir réseaux sociaux yi avant dafa amoon ay wax sa xalaat ngay woote ci rajo. ñu ne diw ñu dem ba ràññee sax ñuy def wax sa xalaat ci rajo yi. ñu dem ba léegi wax sa xalaat boobu. yamatul ci rajo yi mu ngi léegi sur la place publique ni ñu koy waxee ci réseaux sociaux yi muy Facebook muy Instagram muy feneen ak feneen nit ki am nga sañ-sañu joxe sa opinion ci réew parce que gis nga bu ñu tënkee opinion joxe li ñuy woowee pensée unique day mel ni nga nekk ci jamonoy Hitler nga xamee ni fële ca Allemagne bu dee da nga wax lu safaanoo ak la Hitler bëgg wax ñu ñëw jël si la SS yi wala Gestapo jël si la yóbbu la te duñu xam fan lañ lay yóbbu sànk la tolluñu ci jamono jooju dañoo toll ci jamono yi liberté d'expression mais aussi liberté d'opinion du dañoo méngoowul xalaat que ñu war a xeex wala ñu war a nekk ay noon non chacun vient avec ses opinions et à partir de ses opinions ni ngay construire réew mooy xool opinion yi ci gën wala yu ci baax nga mën ko teg sur la table ñu discuter ko ku ci nekk yaay sa morom ñu avancer waaye saaga ak yooyu moom xanaa nga ragal pour bañ a wax waaye wax sa xalaat moom duñ ko tere ci bi sax Fata bi Ndiaye ni mu ko duppee mooy terrorisme ci réseaux sociaux yi est-ce que yegguñu justement ci wàllu terrorisme. waaw ndax bu fekkee ne dañu ko inscrire ci constitution parce que liberté d'expression dafa tënku ci biir constitution bu Sénégal gis nga liberté de manifester ni ñu yàggee toog fii bu ñu teree manifestation ñu bañ ne ñu ko tere teguñu ko fenn parce que bañ na ko ba régime déclaratif la ndax dañu ko tënk ci biir constitution noonu la ñu tënkee ci biir constitution bu Sénégal la liberté d'expression ku nekk am nga sa sañ-sañ wax sa xalaat wax ko ci yar ak teggin goo xamante ne nag kenn mënu ko dindi lu dul da ngay mën a gëm boo mënta gëm sa morom gëm je pense que noonu la Sénégal war a doxee waruñu yegg sax bay bàyyi xel ne réseaux sociaux bi boo ci waxee di la ñu lay wax boo ci defee parce que nag épargné wuñu kenn bàyyi wuñu taskatu xibaar bi bàyyi wuñu wal politique bi bàyyi wuñu kilifa diine bi sagam ñi nga xamante ne ñoom la ñuy yaakaar ñoom la ñuy ŋaññi kon ñoom duñu fi bàyyi kenn mais lu mu ci mënti doon rek constance mooy maanaam li ngay wax na doon loo gëm mu doon lu dëggu et que boo koy wax nga argumenté ko leneen du ci keneen mën a xalaat aussi du moom mooy jëmale Sénégal kanam te ñi nga xam ne ñoom ñoo def li nu mel na genre pétition wax nañu dëgg parce que nag réew bu tollee fenn ki mën a wax day wax pour joyanti ko te joyanti ko bokk na ci li nga xam ne moom la ñuy def ci xupp ak titalaate ak xëy na kàddu yu ñagas ñu koy teg ci ay kaw nit ñu dakkal ko ndax xam naa ne loolu mooy solution pour Sénégal mën a jëm kanam. Hadj Mansour Abdou Khadre Lo moom ñu ngi ci dut baaraam tuuma muy pouvoir beeg opposition. waaw ñoom la. mais xam nga bu njëkk boo demee ci penc mi mag ñi bu ñu daan jubbanti wala ñuy jubale ñu dëngoo. daaw ñu tenir compte ci waxtaanu kippaar ak waxtaanu pind teen. gis nga ñi saaga ci réseaux sociaux yi kilifa rek la ñuy saaga. mooy wane ñoom nañu mel.
wala koo xam ne bokkut ak ñoom position benn baykat bi wax ci bay yow xamoo ci bay mais am nga intérêt pour saaga ko loolu donc moo la ci neex donc yow bi nga xam ne yaa nekk ci benn position yaa dul tenir compte ci ki nga xam ni dafa toog ci kippaaram di la sànni ay trac yow nekkal ci li nga nekk def sa liggéey moom bu ñëwee li muy wax du ko def ci réseaux sociaux day ñëw jàkkaarloog yow mais bu la yàlla dara jaale nag ci yow nga nekk kilifa ci wàllu politique wala nga nekk kilifa nekk koo xam ni da nga am kàddu di wax ñu lay dégg doo tontu ay mbese je pense dañ leen jox valeur mais bu ñu leen joxoon valeur du agsi fa par contre am na côté boo xam ne nag rôle gouvernement bi la mu taxaw ci parce que man su ma waxee sañ nga ma weddi du ma déranger bu benn kilifa politique waxee mun nañ ko weddi du déranger nit doon na bind téere ba noppi man ma bindaat beneen téere weddi la yàggul Mohamed Lo bind na benn téere docteur Mohamed Lo docteur Sidy Lamine Niass bind beneen téere weddi ko est-ce que kenn dégg na seen xulo Sidy Lamine Niass bind na fi benn téere yal na yàlla yokk leeram ci débat ay nuyu jigéen ak du ñu nuyu jigéen donc yooyu daf fi musa am mais par contre léegi réewande moo am réewande googu nag état moo koy faj état moo am sañ-sañu képp ku bindati saaga ndey kilifa mu identifier la fi nga nekk parce que am na moyen def ko buñ ci sanctionné balañ ci sanctionné 5 personnes kenn dootul saaga rafetul tey ci suba maa ngi koy wax ci benn nit bu na nekk ci ñi nekk bitim réew di saaga waate gis nga saaga yëfi dof la te duñ bu ñu jël mukkati saagakat di ko def modèle ci Sénégal jaaduwul duñu ay modèle ndax saagakat moom jëlal rek sànni ca sënu jërëjëf El Hadji Mamadou Mansour Diop jërëjëf itam Birahim Touré Fatou Abdou maag yow daañu daje ci kanam ci émission Sen Show yéen itam mbokk yi cant ak ngërëm ñeen leen ci kóolute ak tàmm geeg safoo gi ci Sen TV chaîne leader wala di topp xibaar yi ci actunet.net lu may loolu itam dina fi dikkaat ci fajar gi 6h30 ak équipe matinale bi yëpp ñu ngi leen di ñaanal panaanu jàmm te di ko sàkku ci yéen